ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. jéggalu leen yéen presse bi ci ni affaire bi taxawee ngeen taxaw ci may jéggalu tam sama collègue yi di leen sant di rafetlu seen taxawaay ndaxte mbir mi jàmp na jàmp goo xam ni ñoom ñoo ko jàmpal ñoo ko indi procédure d'urgence ku ci nekk am tënk-tënk yu tax seetluwuloo ci saa si ñu ngi woon plénière ci la ñu décidé pour dajeeg yéen ngeen farlu ci lool ñu di leen ci gërëm mais ñoom parlementaires itam ñu xam seen responsabilité ak leader yi nga xam ne ñoo fi teew parce que leader politique yu ci bëri 1 heure de temps avant yëguñu woon ne dañu war a ñëw fii mais teewul dem nañ ba jël la pleine mesure de ce qui se passe ana loolu mooy lan mooy loo xam ne tey du benn nit la soxal du parlementaires yi la soxal du opposition bi rek la soxal mais réew mi yëpp la soxal maanaam tey ki nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi moo bëggatul dara ump ko te yàgg na ci pexe yooyu ak fu mu mën a jëmale pexe yi nag ndaxte ay pexe suñ ko dee ràbb buñ ko ràbbee ba mu mët doo xam ci kan la jëm bu kenn ci kenn la jëm ñëpp ñeen dañu nekk en sursis ñëpp yéen lim leen digoon def na leen ko dinaa ci ñëw parce que infraction liée aux technologies de la communication et de l'information mooy seen réseaux sociaux yooyu ñu bëgg a tëj yéen épargné wuñ leen parce que ku nekk xam na ne dafa am lu xew te kenn mënu ko téye léegi lu xew à l'instant ñëpp yëgandoo ko buy dem ci Facebook bi ñëpp yëg ko dem ci Instagram dem ci tweet bi ak yëpp loolu nag kenn mënu ko contrôler te loolu la ñuy tenter contrôler ma bëggoon nag wax leen ni soo gisee ñu def lii am nañu rôle bu ñuy war a jouer à l'Assemblée nationale dinañ ko def suba incha allah waaye su fekkee ni mbir dafa dal ci ay nit te ñooña nga nekkal leen fa parce que yéen a ñu yónni Assemblée nationale te jàpp leen nag ni ñun ñii nii ak nu ñu mën di toll mu bari mu néew ñun kese nag ñoo leen nekkal Assemblée ñi ci des nag nekkaluñ leen fa loolu rek laa leen bëgg a yëgal ñenn ñi nga xam ne ñoo fa nekkal askan wi di wax pour askan wi di jëf pour askan wi bëgg lu ñu nekk askan wi yëg ko mooy ñii toog fii tey ñooñu donc dañu am pour bañ a traiter benn question ñoom rek waaye ñu génne ko ci askan wi ba askan wi xam li ñu leen di waajal ndax li ñu leen di waajal door na système d'écoute yi installé nañ ko ba pare mu ngi ci réew mi ci lu wér ki ko defar dëkkul ci réew mi waaye mu ngi ci réew mi te loolu ay système la yoo xam ne pare nañ ko moo tax ñu dugal ko ci loi bi ñu bëggoon a xam loi bi ñan la viser parce que ñun terrorisme bi mu ñëwee ñu dégg terrorisme ak financement terrorisme am ñoo xam ne dañuy am xaalis ñu di leen financer ngir xeex terrorisme ñun ñëpp dañ ci àndandoo woon xeex li yokkoon tax Sénégal jël ci cër moo di dañ ko lié woon ak l'islam ñu bëgg a dindi loolu ba sunu kilifa diine yi di rafetlu ni fii Sénégal islam confrérique moo fi am donc terrorisme du fi mës a am ñu xeex ñëpp d'accord ci xeex terrorisme di sensibiliser pour la lutte contre le terrorisme jàpp ni ça n'arrive qu'aux autres tey nag ñu bëgg a banaliser terrorisme ba indi ko di ko jox beneen sens boo xam ne ça devient finalement banal finalement ni ñu tiite woon ci terrorisme finalement ni ñu ragare woon terrorisme finalement ñi ñu jiiñoon terroriste caractériser leen caricaturer leen ñooñu ndekete du ñu terroriste ndekete kenn ku nekk ci ñun terroriste nga léegi bu loi bi passé kenn kuy dox ku nekk terroriste nga te xamuloo kañ lañ lay def ndax da ngay relativiser fait yi bu fekkee ni amaguñu ba léegi explication terrorisme te mën nañ ko dugal fu nekk ñu daal di ñëwati daal di ni am na ay infractions yoo xam ni association de malfaiteurs xamoon nañ ko même buñ boo jàngul droit xamoon nga luy association de malfaiteurs mais léegi lan mooy association de malfaiteurs est-ce que ñii nekk fii yore seen caméra yi duñu ay association de malfaiteurs parce que association de malfaiteurs finalement lan la xamuloo jan jëf ngay jëf ñoom ñooy qualifier ay faits ñoom ñooy wax lu leen neex te le juge est souverain
lu mu wax malheureusement loolu mooy am. loolu nekkati beneen fait boo xam ne dañ ko ci dugal appel à l'insurrection ku nekkay xam na ni opposition lenn la am buñ ku gestu sa morom ni ko camarade nous allons résister nous n'avons que la résistance. est-ce que duñu convoquer Makhtar Souran parce que moom moo jiite front de résistance te su fekkee ne dañu assimiler insurrection ak résistance te front de résistance nekk fi bu jógee day sañ sa ba bëgg a dee ñun ñu topp ci gannaawam may mun a Nafisatu mu am ay jigéenam ku moytuwul ay terroristes yu dox lañ léegi front de résistance am fi ñu naan nous allons résister dañuy résister est-ce que résistance boobu te ku nekk xam na ni moom ndeysaan c'est un homme très pacifique est-ce que résistance boobu duñ ko assimiler à de l'insurrection ne dafa appeler à l'insurrection appel à l'insurrection mooy lan moom it ñu bëgg ko kii ak terrorisme rassemblement yi nag moom moo gën a garaaw boobu moom mooy musiba naaru laay bi parce que ñoom ku nekk xam nañ seen système d'infiltrage fii ñu toog nii rek infiltré nañ ñu fii ñu toog nii kenn ku nekk na xool sa morom boo ko xamul rek xam ne kookoo ñu infiltré parce que ñoom loolu mooy seen méthode ñoom dañuy infiltrer suñuy réunion di infiltrer suñuy rassemblement di infiltrer bay infiltrer suñuy kër day am léeg-léeg réunion da ngay jékki-jékki rek kenn ku ñëw toog ca gannaaw nga ni ko bas Maxtaar daal ni ko kii kooku daal di ni ñoo kat xam ne identifié dañ ko rek daal di jóg dem yoonam doo xam ban parti la représenté donc c'est leur méthode donc dañuy def ay rassemblement du say militant rek ñoo fay nekk dañuy yabal ñeneen ñoo xam ne seen ay mercenaires lañu ñu ñëw infiltrer réunion ba def fa casse kooku tam infraction la ci texte bi fekk nag tu es responsable de rien su fekkee ni mbooloo dafa ñëw ku nekk ñëw ci mbooloo mi mbooloo ku nekk ciy ñëw loolu la mbooloo baaxoo mbooloo boo gisee ñu naan nañ ko encadrer c'est que ku nekk mooy ñëw ci mbooloo mi su fekkee ne nag délit bu ñu def ci mbooloo mi ki woote mbooloo mi mooy responsable loolu itam il faut que ñu revoir ko mais li gën a grave moo di dañuy dem ba Sénégal vie privée dootu fi am vie privée dootu fi am gisoon nañ ko gis nañ camion bu ñëw taxaw buntu kër Ousmane Sonko lu xew ci biir kër gi ñu yëg ko ñu jël matériel ba téye muy problème mu jeetuñu lu dul ñoom di négocier naan waaw mais waxatuñu dara mais nañu jox suñu matériel parce que matériel ba dafa doyoon waar fii lu nekk xew na fi mais lii rek dafa jéggi dayoo parce que lii kenn mësu koo gis lii amul fenn te loolu du ñun rek ñoo ko war a gis parce que xëy na ñun ñoo yore texte bi xam ni lii ñu wax lii yëpp ay infraction la yu ñu garaawal assimilé ko terrorisme prévoir ci ay peine parce que boo gisee projet de loi bu ci nekk ëpp na 20 pages te dañu définir infraction yi ba pare boole ci peine yi muy peine yu grave amul enquête buñ la jàppee directement ca procureur la pour ñëw ñu naan na police enquête wala na brigade de recherche non procureur mooy autosaisiru gis ngeen tam rôle bi nga xam ne moom la ñu jox juge d'instruction kon dañu war a jóg dañuy jóg te loolu encore une fois ma dellu si ci promptitude député yi Cheikh Abdou maa ngi lay gërëm ana nga sax waaw maa ngi lay gërëm bu baax a baax parce que gis nga lu ñëpp bokk bu kenn ni rek damay bàyyi ñu defal ma kenn ku nekk da nga war a jàpp ni sa responsabilité la te nag ñun kat suñu lii ñuy def nag gisaane la ndax ku ci warul a bokk rek doo ci bokk mais ku ci war a bokk nag jël ci lii sa responsabilité Serigne Cheikh mii moo war a intervenir en dernier lieu mais dafa obligé intervenir joxe place am pour teel a intervenir pour mën a ñëw teew fii c'est-à-dire que kenn ku ci nekk mën nañu wax sacrifice bi nga def pour mën a ñëw teew loolu nag su amee ñun askan wi moo ñu ñor askan wi la ñu bëggoon a ñëw wax leen ni leen lii mooy nar a assemblée demain matin lii mooy ñëw xew assemblée ñun ñi ngeen fa yónni dinañ def lu ñu mën mais ñun doyul parce que mbir mi ci yéen la jëm si parce que dégg naa député yi sax boole nañ leen ci ñi nga xam ne duñ jékki-jékki rek kii leen mais nit ñi nag le citoyen dafa war a am vie privée citoyen bi dafa am droit de se regrouper citoyen yi dañu am droit mais léegi daayira yi sax bu leen xam c'est-à-dire regroupement yépp léegi mën na indi problème loolu nag su amee ñun ñu ngi leen di wax ne bu subaa dinañ dem ñu ngi leen di wax ne bu subaa dinañ leen fa taxawal waaye seen tur lañ fay taxawee il faut que opinion bi ñoom ñëpp fileeg suba
ngeen def ba ñu yëg ni assemblée nationale ñu ngi jàdd yoon bu metti te ci volonté bi nit rek parce que wax yàlla nekkuñu ci royaume ci république lañ nekk ngeen baal ma ak wa salaam